jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës am yi day faram-fàcce ko léegi moom wér na Tiwaawoon du gàmmu ren ji xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour mooy jël dogal bi tolluwaay wopp ji di Covid-19 moo ko waral ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi layo muy procès bi waroon dox ci diggante waa chambre de commerce bu Dakar ak kilifa yi ngànk càmpe fi gile dàq nañ ko ba ndiki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer octobre Birane Yaya Wane mi njiital coalition ànd defar chambre de commerce ne pat tàq li wëlu mbaam ak i noppam lii daal du denc man du deltu ginnaaw ci seen xeex bi nga xam la ñu sumb ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi maître Moussa Diop ma ngay ñaawlu kaddu yi nga xam moo tukkee ci député Alioune Dembourou Sow kaddu yi ñaaw la ba tax muy sàkku ci procureur mu auto-saisine loolu itam daañu ci dellu siwaat wan mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Le 13 octobre 2020 bismillah ci xibaar yi léegi moom wér na Tiwaawoon du gàmmu ren jile xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour moo jël dogal bi tolluwaay wopp ji di Covid-19 ci réew mi moo ko waral ab déclaration boo xam ne ni moom la amal sax ni ki sànq Serigne Babacar Sy Abdou moo wax ci kàddoom ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Ndiaye. mbokki jullit yi bu ñu musloo ci bakkan ak seytaane yàlla ci yàlla boole musal ñun ñëpp ñu ubbee wax ji rek ci turu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala te moo di bismillah di santati yàlla bu baax ci daje bi ñu may ñu dajewaat ko ndax defe naa daje woon ngeen ca Ndakaaru waaw ba mbokk yëpp daje woon nañu usra bi daje woon nañu waxtaan ba pare mu dese rek jottali li nga xam ne moom la xalifa bi wax ni mooy am insha allah ndax xew-xew bi ñu jublu kañ la ñu tëj jàkkee booba lay julliwuñ ci kañ la ñu tëj jumaa yi booba léegi julliwuñ ci ak ayit yi fi jaar korite Tabaski yépp tabaarakallaahu dañ ko aj li ñu jublu lan la ci diine bidaa mustahsan moom salaatu bu gën a dëgg salaat kon waxtaan nañ ci ba pare ak kaaba gi sax Makka téere yi bind nañ ci lépp bind nañ ci waaye sëriñ def ni comme que waxtaanoon ngeen nañu yëg ni rek Tiwaawan du gàmm Tiwaawan du gàmm buñ demee ci téere yi bari na bindoon naa ko waaye daf ni woon nañ ko gàttal comme que waxtaanoon ngeen ba pare ca Ndakaaru jàpp li ngeen di jàpp mooy Tiwaawan insha allahu du gàmm yàlla ñu yàlla may nag fekke nag ay at ci kanam muy at yi yokkute ak sutura ci barke Seydina Muhammad boo delloo ci téere yi di ci gis ngànt yu bari yoo xam ne kenn ku ci nekk mën nga caa sukkandiku ba du am te dañu waxoon sax wax ji na yem foofu boo delloo ci alquran am na lu ci wax waaye boo demee ci médecine yi fi toog fasalu ahla dikri in kuntum la ta'lamun waaw te feebar la boo xam ne bii bari nañ ñoo xam ne ñu ngi dem di ko yóbbaale te xamuñ fi ñu koy dem kon nag sëriñ bi daal nee na dañu bàyyi insha allahu ba déwén ñu dee gàmm ñu gàmm insha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mu nga ko loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Serigne Babacar Sy Abdou mu doon waxoon ci turu xalifa bi kon xibaar bangoog xalifa lii di Tiwaawan daal du ñu am gàmmu ren ji layo muy procès bi waroon dox ci diggante chambre de commerce bu Dakar maanaam élu yi ak kilifa yi nga xam ñoo ngànk càmpe fi boobule dàq nañ ko ba ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre Birane Yaya Wane muy njiital coalition ànd defaraat chambre de commerce bu ne pat tàqaliwul mbaam ak i noppam tey ji la ñu gën a dogu kon ngir wéel seen xeex bi lee ay kàddoom daañu ci del sax incha allah rabbi ci kanam tuuti beneen procès bu ñu dàq ba ni kii ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre moo di layoo gi waroon dox ci diggante maître Moussa Diop ak Barthélémy Diaz mi maire Sacré-Cœur bii mooy ñetteel bi yoon ñu koy dàq ndax Barthélémy Diaz dikkul muy nag loo xam ne ni moom maître Moussa Diop mu ngi koy ñaawlu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. ñu ngi ci le 13 octobre 2020 nga xam ne date boo xam ne la dañu renvoyé woon li nga xam ne moo ma opposé woon ak li ki nga xam ne mooy monsieur Barthélémy Diaz maire Sacré-Cœur Mermoz xam ngeen ni génnoon na di wax bu fekkoon ñeme woon na moom mooy porte plainte
Sénégal boobu dans un pays de droit bu fekkee am na lu la metti wala d'accord ci wala nga considérer infraction yow yaa war a dem tribunal mais man maa ko yóbbu tribunal d'ailleurs dafa dem ci télé bi dégg ngeen koy lépp c'est prouvé et ces images-là sont entre les mains du président du tribunal mu ni lan Moussa Diop buy góor Moussa Diop bu ñemee na dem porter plainte et ça ne prend pas de temps pour porter plainte man joxuma ko plainte Sandaga moom mu gisee plainte bi la xam ne dafay reculer mu demande renvoi pour une première fois te avocat ngi woon taxaw mu ngi taxaw mu demande war renvoi une deuxième fois constituer deuxième avocat comme si ça ne suffisait pas le premier peut-être n'était pas bon selon lui ñu ñëwati tey mu demande waat troisième renvoi constituer troisième avocat quand même boo amee sañ-sañ di saaga publiquement à la télé di ko réitérer plusieurs fois di diffamer mooy di wax loo xam ne wóoru la amoo ci preuve war nga am sañ-sañ tamit ñëw wuyu buñ la wooye mu ne pare woon na pour dem xeex man maa barewul woon su ma amee fit naa ko def mais man def naa ko à temps et je pense que le président aujourd'hui du tribunal jël na décision nee na bii mooy dernier renvoi mi ngi ko renvoyé au 24 novembre yéen ñi nekkoon ci biir salle bi gis ngeen je me suis opposé ba jàppanteeg avocat am parce que avocat am bi fi ñëw tey lu mu wax dafa reeloo sax président bi dinaan ñun nga xam ne ñun ñoo def citation bi woo ko mu ñëw tribunal communiqué wuñu citation bi buñ ko communiqué wul naka la ñu def ba ñëw fii ñoom di demander renvoi sinon le magistrat aurait demandé depuis longtemps nañu génne citation bi tey sax ñëwul dafa daw mais tôt ou tard yar bi dana dal xam na ko mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di maître Moussa Diop lu jëm sax ci Alioune Dembourou Sow député ba kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko daal di koy jëmale ci ñetteelu mandat la njiital réew Macky Sall moom mii di njiital Dakar Dem Dikk bu woon yéen yàbbi si moom daal la muy sàkku ci procureur mooy mu ëtti saisiru ndax kàddu la yoo xam ne kàddu yu ñaaw la maître Moussa Diop ñu teewlu ko ba tey ci micro Moussa Sène. pour le moment mais xam ngeen ne dinaa ci xuus mais tey lu ma indi fii c'est une affaire judiciaire nga xam ne diñu ma tooñ dama am sama njaboot am ay doom am ay xarit am ay sympathisants ci de réew mi je m'en suis rendu compte le 2 septembre dernier le jour bi nga xam ne sama mission terminée na suñu déggee nag koo xam ni askan bi moo la yónni ñu naan ndaw askan mi nga parlementaire député du peuple pour des raisons de affaire pouvoir ay privilèges conserver un pouvoir nga ne doo ko bàyyi bu suñu maam Ablaye Wade defoon noonu je dis que ñun ñi nga xam ñu ngi ci régime bi tey ci laa bokk ba léegi mouvance présidentielle laa nekk ba léegi génnuma ci je ne suis pas un opposant duñ ko jot Abdou Diouf pareil du ko jox Wade donc loo xam ne yàlla moo koy joxe bu jeexee jeex na bu waree continuer mais conformément au droit man sénégalais yi li ñu ma xamee mooy mon franc-parler kenn mënu ma vaar au Sénégal. kii jël naan nañu jël ay jaasi rey ñëpp ñoo xam ni dañuy défendre dañuy contre troisième mandat je pense que dañuy bëgg a rappeler Rwanda li fa xew. Si vous vous souvenez récemment, ma position elle est claire et je ne reviendrai pas derrière. Donc man je suis aujourd'hui benn potentielle victime. Comme que waa ji comme woowagu ko. Je demande au procureur de la République de s'autosaisir mën na ko. Il a l'opportunité de poursuite mais mën na ko saisir. mu ngoog loolu day kàddu kon yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di maître Moussa Diop ñu des ba tey ci fànn wala Alioune Dembourou Sow kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko daal di koy jëmale ci ñetteelu mandat njiital réew Macky Sall dem bay sàkkoon ci képp koo xam ne ni daanaka bañ nga lu ni mel nañ la dóor ay jaas yi loolu kon dinañ jàpp ne jur na ab féewloo ci biir parti bi di APR bu leen ci responsable yu fare ci parti bi di ñaawlu kàddu yu ni mel ñeneen ñi ñoom gisuñu lu ni mel Alioune Dembourou Sow waxu fi lu fi waa FRAPP dégage waxul Mame Khady Diéry Fall amal na ci ab reportage ñu teewlu ko. kaddu yu député bu APR bile di Alioune Dembourou Sow daal di yëkkati tem jur coow ci fan yi ñu nekk ki nga xam ne ni moom la bokkal parti di Bokar Ñongo responsable politique APR ci Parcelles rafetlu wu ko. kaddu yi nga xamante ni moom la député bi wax dëgg fa yàlla engagé wul parti bi moom rek la engagé rafetlu wuñu ko ci ni mu ko déggee en tant que alpulaar sax d'abord ni mu ko déggee rafetlu wu ma ko. donc loolu dama jàpp ni tey ji président de la république du foofu lañ ko war a yóbbu fi ñu ko war a yóbbu mooy jàppale ko ci xeex bi nga xamante ni mooy wàllu relancer économie bi nga xamante ni dafa sooxe ci feebar bi ñu nekk ci mbas mi ñu nekk. mu doon coow lu jëpp ba mën a tënk ñi fare ci nguur gi wante ki nga xamante ne bii mooy Alioune Badara Diouf bokk ci Benno Bokk Yaakaar gisul ne lu garaaw la. mu wax man dama jàpp ne gis nga tey jii. xam nga am na bu dee tubaab dinañuy utiliser ay métaphores
benn figure de style la. foofu lañ ko war a jàppe moom foofu dama jàpp ne rek da doon wax ne gis nga bu ñu dof-dofloo ba Macky Sall maanaam travaux yi mu entamé si biir réew mi. ba mu bàyyi ko fi dem yoonam bañ a def 3e mandat bu boobaa fatalité lay doon si réew mi bu boobaa réew mi danañ sonn loolu la bëggoon expliquer. Alioune Dembourou Sow waa parti bile dañ ko war a yedd lile di kàdduk Bocar Diongo. ci wàllu APR d'abord man nu ma gis moo di que ni war nañ ko mën a woo wax ak moom yedd ko wax ko mu jéggalu baalu ci réew mi yëpp taxaw retirer kàddu yi nga xam ne moom la wax. ci wàllu assemblée nationale nag dama gisul benn mécanisme boo xamante ne mën na nekk mécanisme mu daan wala sanction bu nekk assemblée bu mun a tax ñu war a yóbbu mbir mi foofu. Alioune Badara Diouf moom mile di joxoñ baaraamu tuuma waa FRAPP France Dégage mi nga xam ne nii ñoo daal di jébbalu plainte jëmale ko ci mbokkum député am bile. ña porté plainte tey xam ñu ne waa FRAPP de France Dégage mais ñooñu li ñuy wax combien de fois lañ fi incité hein le peuple à la violence combien de fois bu ñuy xam Casamance bi nga xamante ne jàmm fu mu ne nii jàmm fa am ñu leen di xam pour ñu jóg ña koy wax si association boobu lañ bokk FRAPP Dégage pourquoi kii wax loo xamante ne nii c'est une ironie loo xamante ne dafa utiliser benn figure de style rek pour wax. coow li tukkee ci kàddu yi ki lay yëkkati di Alioune Dembourou Sow yenn ci ay farandoom ci APR rafetlu wuñ ko ñenn ñi di gis ne déggin yi ñoo daal di wutee. maanaam kàddu yooyu nga xam ne daal ñu ngi ko nemmeeku ci kaw ki nga xam ne ni moom moo di Aliou Dembourou Sow xamal nañ ko ne ko pël yi duñu ay nitu fitna ba tax ñu sàkku ci Aliou Dembourou Sow daal mu tuub jégalu jàppale Macky Sall du ci génne ay jaasi waaye wax ko dëgg la te mooy mu fexe respecté la nga xam ne ni moom la ko ndeyu atti réew mi wax Samba Ka mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moudou Makhtar Sarr. te suñu mbokk député boobu Aliou Dembourou Sow wax dañu koy ñaawlu di si méttalu loolu mu wax gis-gisam la kàddoom la waaye du kàddu pël yi ndax pël yi doxe wuñu noonu ndax pël yi liggéey ak jaamu yàlla topp seen juri loolu la ñu xam jaasi yooyu muy wax pël yi jaasi yi ñuy yor mooy sàmm seen nag yi mooy sàmm seen xar yi mooy sàmm seen béy mooy sàmm seen fas yi mooy liggéey seen tool yi loolu la ñu gàddoo ay jaasi ndax kenn ku ne xam na ne fii fetel du fi teg nit jaasi du fi teg nit ki sénégalais ñoo lay wóolu am ci yow confiance teg la fi li ngay wax président Macky Sall li nga ko mën a dimbalee mooy te fekkee sa mbokk la wala sa kenn la mooy nga nekk Macky Sall président Macky Sall respectel constitution sénégalais respectel sa engagement ak sénégalais keneen ku fi yàlla teg mu toog fi Aliou Dembourou li mu wax kenn àndu ci ak moom du waxu pël yi waxam la pël yi am na ñoo xam ne ñii ñu ngi ànd ak Macky Sall ñii ñu ngi ànd ak Abdoulaye Wade ñii ñu ngi ànd ak Sonko ñii ñu ngi ànd ak keneen. nekk am na ñoo xam ne tàmm nañu bu benn pël defee lu ñaaw bu ñuy wax dañuy laawaale pël yi te nit nag keet boo dem am na ku am xel am na ku gàtt xel am na kuy def lu baax am na kuy def lu bon kon nag nañ ko delloo foofu. Mbacké fa la ñu ne ñu desandi fa wax ci leneen askan wa dëkk fële ca Sàncu Daaru Salaam nekk fa ci diwaanu Mbacké ñoom ña ngay yëglu seen i kàddu lañ yëkkati ñu ñaawlu jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy dëkk di jànkonteel seen biir gox boobulee ndax bu dee ndox mu làpp mu ñu naan amuñu courant situation bu metti moom la ñuy dund moo tax ñu yëkkati seen i kàddu di saako ci kilifa yi ñu gestu leen Papa Ndiaye ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moudou Makhtar Sarr. wax dëgg yàlla ñu dund jafe-jafe boo xamante fii Sàncaan yi rawatina Daaru Salaam Tawfeex ak fi nga xamante mooy arrêt Maam Cheikh ak arrêt Sumbuy muy dund jafe-jafe boo xamante ne nii insécurité bu doy waar si wàllu courant ak ndox wax dëgg yàlla jamono bii passé rek sàcc yi daanaka bu ñu duggee Mbàkke fii lañuy rawee parce que boo fi duggee guddi wax dëgg yàlla man sama njàngat sax damay naan ay armeel ñooñu ëpp sécurité fii ñu nekk ñun parce que armeel yi sax gis naa armeel yoo xam ne am na courant mais population bi toll nii lu ëpp 83 parcelles ne fi wax dëgg yàlla du dund ak lëndëm ba nga xamante ne lu moyen 22 heures ñi moo too yónni gone pour mu dem jëndal la benn leen lu jumtuwaay lu jëm si wàllu lekk day doy waar bis tege nag mooy que ne ñu dugal ñu am ndox lu tolloog tiwo yu bari mais ba tey jii amuñu am ndox parce que li tax amuñu ndox mooy buñ demee ngir bëgg a def demande sociaux yi dañuy rejeté mu nekk loo xamante ne
ak jamono corona bii mu wees nga xam ne 6 mois presque wala 5 mois yoo xamante ni kenn liggéeyut mënoo am tolloo ñaar fukki junni di ko fay si am ndox dafa fekk soxla bu gën a urgence boobu wala soit nga am ay bori jàmbur koo fay ñuy sàkku nag si ki nga xamante ne moom moo yor wàllu ndox bi bu dee mën nañu dimbali si demande sociaux yi parce que quartier bu toll nii 83 parcelles 4 parcelles am si ndox dafay metti mu ngoog loolu ay kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii nga xam moo di Pape Ndiaye li wokk waa Sanc Daaru Salaam xuur yi askan nga xam ne dëkkee fële ca Mbaxana di benn gox boo xam nga nekkee fële ca diwaanu Ndar dëkk bi daanaka dara amu foo waaye leen gën a métti rek moo di melokaanu seen yoon wilee Abdourahmane Camara moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. lii benn problème la par rapport ak village bu Mbaxana mooy tali bi ci la ñu taxaw tey moom mu jàppale ni si mu des nag yeneen problème yi nga xamante ni tey mooy wàllu tàkk bi comme niñ koy waxee parce que ku wax piste wax cuvette wax piste parce que piste bi tey piste de développement la bi nga xamante ni suñu cuvette bi ñu am fii la lépp luñ fa récolté am jëlee ko fa rek ci piste bi lañ koy jaare donc piste boobu ndey tey ñuy defar nii dañ ciy dellu woo ci état te état moo mën goudronné donc ci loolu la ñuy interpeller état en l'occurrence le monsieur le président de la république ak bi nga xam ni mooy Soxaam seen ay cosaan nekk fii te état moo fi nekk donc état ñi ngi leen di ñaan gannaaw ba leen sante ci luñ ñu jot a defal dellu di leen tallalaat loxo joxaat leen suñu loxo di leen wax ni ñëw fekk ci la population de Mbaxana dimbali leen ci situation yi ñuy dund muy wàllu tëli bi di wàllu dëkkuwaay bi di wàllu cuvette bi nga xamante ni tey moom la ñu am suñu doolee lañ fay bayee mais lu ñu état mën jàppale mooy mu defal ñu aménagement. li jëm di benn dëkk boo xam nga nekkee fële ci diwaanu Guédé village nekk ci diwaanu Fouta askan fay yeewoo ñu ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne nii foo ko natt rek weesu na fa ndoxu taw mi dafa déggoon daal di alawtiku seen tool yi lee ñu ne déet waaye mu boole ci dagg seen yoon yi ba fi mu toll nii dañoo tonk mëntuñoo dem mëntuñoo dikk muy situation bu métti bu ñuy dund ba tax ñu yëkkati seen kàddu di sàkku ci nguur gi rawatina njiital réew Macky Sall mu wàllu leen dañuy dem ci diwaanu Podor fekk fa Aboukan. Korkaaje di benn gox bu nekk ci commune de Guédé village ci jamono ji mbënn bu métti ànd ak taw bu bëri moom moo sonal ci jamono ji askan wi maanaam ci waxtu bi nag dëkk bi daa tëju ba nga xamante ne amul benn chauffeur buy nangu dem fa ndax ragal am fa ay jafe-jafe muy nag mbir bu tiis ci askan wi ndax fu ñu toll ni dem ak dëkk bi lépp gàllankoor. ñun ndox bi dañu nangu suñu tool dañu béy ceeb béy kaani béy kañ béy koom-koom yëpp nangu nañu. dañuy soñ ñu barki démb ba léegi maa ngi sama tool lekkuma naanuma nelawuma suñu dëkk bi yëpp ndox bi mu ngi koy bugg nangu dañuy sonn dañuy bugg ku ñu dimbali ngir yàlla ak yonente bi sonn nañu ñun jigéen bi yëpp ñu ngi taxaw góor gi yëpp ñu ngi taxaw ñu ngi leen di ñaan ndimbal ngir yàlla ak yonente bi dañuy sonn ndox bi ñëw na nangun suñu tool dañuy sonn ba ëpp sax li ngi leen di ñaan ñu dimbali ñu Macky Sall bu ñu déggee suñu baax yi dañuy sonn ñun su béy la ñu yaakaar dañuy béy su béy la ñu yaakaar loolu lu ñu am si béy la ñu am lu ñu yor si béy la ñu béy am dañuy bëgg ku ñu dimbali waxuñu rek fekk président Macky Sall ku mun a dimbali ñu rek ñu ñëw dimbali ñu. ginnaaw dëkk bi nu mu tëjoo toolu ceeb ak kànja yi feesa dell ndox ay yoon yu dagg li nu mel tax na tey que kenn nelawatul. fi ñu nekk ni ci biir ndox la ñu nekk bu ñu bëggee génn duñu génn bu ñu béyee duñu am nu ñu génnee suñu ceeb duñu am nañ ko yóbbee ci kër gi ku fi feebar gi duñu am nañ ko yóbbee dispensaire fii rek la ñu nekk ci biir dëkk bi duñu génn képp ku fiy génn bu nekkul ñaar doo dem pax yaa ngi fi ndox maa ngi fi ndox mi ñëpp mu ngi clôture ñun duñu génn fii rek la ñu nekk te ñu ngi jooytu Macky Sall nañ ñu dimbali ci yoon ñi yoon la ñu soxla wala ñu dimbali ñu ci yoon kam moom la ñu gën a soxla tey fii ñu nekk nii soxla nañu yoon bu baax a baax nañ ñu ci dimbali te nu mu gaawee moom lañ ci soxla. situation bu doy waar bi nag tax na tey que askanu Korkaaje dinañu toog ci biir nawet bi ay weer a weer que duñu mën a gis benn couleur oto fii ci Podor seen naataango Abou Kane pour la télévision Walfadjri. bu dee nag askan wa dëkkee fële ci diwaanu Pikine rawatina fële ca Kër Massar yeewatee ji ci ay jafe-jafe donte la sax yaakaar tàmbale woon naa am ba ñu tàmbale woon jot seen i kër yi ndox mi nangu woon waaye taw démb daanaka dafa ñëw yàq lépp xaw naa jur sax démb ay jàppante ci cité Aïna Madi ndax ay ndaw yu bokkee ci mouvement wàllu ñoom lañu fa jàpp néewal la doole gannaaw ba ñu fa dikkee kon di wàllu askan woowu nga xam ne ni ñoo nekkee woon ci biir ndox mi lee dañuy dem ci diwaanu Kër Massar fekk fa Théodore Semedo.
mbënd bi jur na fitna ci bokk moomeel bu Kër Massar ndaxte ñaari ndaw yu bokk ci mouvement citoyen wàllu ku ñuy wax Mounirou Kane ak Abdoulaye Diop moom lañ joto agressé mbir boobu muy xewee ci quartier Aynou Mady bu Kër Massar gannaaw bi nga xam ne ñoom sax dañ doon def benn tournée ngir mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo loru ci mbënd bi foofu lañ leen fekk sax ci cité Aynou Mady daal di leen attaqué ñoom ñaar ñu jot see am ay gaañu ñuy xamal ne Mounirou Kane ak kooku di Abdoulaye Diop ñoom fas yéene nañ yóbbu mbir bi fi mbaxane doone benn te tey sax dinañ porter plainte ci brigade gendarmerie bu Kër Massar ki leen da ko yéen fii ci diwaanu Kër Massar Théodore Semedo bu Walfadjri. jaajëf Théodore Semedo ñu ngi lay sant di la gërëm. Ousmane Sonko kon ma nga gàddu ay yoxam topp ci mbedd mi yuuxu wub sàcce yi la xew fële ca terme sud moom la wax ne ak kàcc la nguur gi rawatina njiital réew Macky Sall moo kootoog l'armée bi ngir foqate suuf si ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti borom kër yi nga xam ne nii daanaka ñoom ñoo fa dëkkee woon. sunu xibaar yi weesu dégg ngeen ci compte rendu gi ci soxna Safir Cissé def dara nag doxatul ca port autonome bu Ndakaaru ñii di borom entreprise yi jaarootu ñu taal ak njiital kër gi gannaaw ba ñu gisee ni dafa xëy rek yokk redevance yi maanaam bu ñu doon fay kon juróom-ñeenti millions ci francs CFA léegi ñu ngi fay lu ci tolloog fukki millions ak ñaar ci suñu koppar muy lu ñuy ñaawlu yóbbee Ousmane Faye ak ñoom yëkkat seen kàddu di sàkku daal ci njiital port autonome bu Dakar mu woote waxtaan Ousmane Faye ñu teewlu ko ci micro Serigne Gueye. ñun de bataaxel la ñu jot bu ñu yëgal ne yokkute dina am ci kàddu conseil d'administration bu port. yokkute boobu nag bindoo noo xam ne ëpp na lool kenn boolewuñu ca xalaat ba nekk na loo xam ne duñ ko mën a yéen. ba léegi nag ñun dañu am taxawaayu wax ne wax nañ ko bind nañ ko waaye nañu waxtaan ndax port bi moom la ñu am ba léegi yàgg na novembre 2018 ak léegi xam naa yàgg na waaye kenn mësuñu gis ñu wax ak waa presse. ñu toll foo xam ne nag entreprise yi attanuñ ko wax bi yëpp lu mooy loolu même su la neexoon ne da nga bëgg port bi gën fee rafet te yow attanuloo ko fu mu lay fekk yow moom bokkatuloo léegi nag balaa ñu ñàkk a bokk nag te ñun li fi nekk ñun ñoo ko dox ñoo ko def ñun ñoo doon fay impôt état bi di fay redevance port ba ñu toll fii ba nag balaa ñuy dee kay xanaa dinañu woote ne le walu leen ñu foofu la ñu toll dafa mel ni metti na lool balaa ñu dee nag ñëpp yëg ko moo tax ma jeexale ne maa ngi yëgal opinion publique ne lii la ñuy dund. wax naa ko sànq ci bopp xibaar lay yow muy projet bi doon dox ci diggante waa chambre éli yi nekk ci chambre de commerce bu Dakar ak ñi nga xam ñoom ñoo ko jiite dañ ko mujjee dàq ba niki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru dana octobre. Berane Yaya Wane mi njiiteel coalition ànd defar chambre de commerce ne pat tàqaliwul mbaam ak i noppam tey ji la ñu gën a dogu ngir wéyal seen xeex bile ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. procès bi dañ ko reporté ba le 27 octobre bi ñu ko defee le 27 octobre parce que bi ñu ñëwee tey fekk nañ beneen plainte boo xam ne président Serigne bu président l'union des chambres moo ko déposé tribunal bi pour diffamation donc bi mu defee pour diffamation boobu donc tey ak fekk ban sama procédure bi ma dugaloon pour escroquerie à jugement donc et puis de faux intellectuels aussi donc bi ma ko dugalee donc gars yi dañoo wax ne le 27 dañuy juger affaire yi donc mais nag tey bi ñu fi ñëwee fekkuñ fi suma gars yi fekkuma leen fi xam nga ñoom dafa mel ni ñoom kii lañu ñoom daal guddi ba guddi la ñu génn donc xam naa pax yi ñu dugg yi ñoom guddi ba guddi lañ ciy génn waaye ñoom bu ñu sonn bu ñu tàyyi man jógal naa leen tey moom te wóor na ma lu wóor ba wóor li leen dese pour ñu génn chambre boobu yàggatul xam naa nag ñoom buñ sañoon dañ fay dee ñu suul leen parce que fu nit def 30 ans doyalul mandat bi waroon def 5 ans nga ne tey ñu ngi ci 10 ans ña nga fa toog te doyalaguñu ñooñu nag maa ngi leen laaj luñ bëgg nag duñ leen fi fekk ay arrêt de justice mu ngi fi problème fi mu féete mooy mandat bi nga xam ne 5 ans la waroon def mu ngi ci 10 ans Ablaye Sow mii toog foofu tey sous section moom mu ñu njëkk annulé muy agriculture te li tax ñu annulé ko moom mii moo tax ñu annulé ko ay nit ñu dee sax woote woon nañu man sax bu amoon sax xam-xam bi tey pour mën a tey jiite chambre de commerce du ma ci wax dara tey nag dafa mel ni ko tubaab di waxee ay éboueur
ñooñu tey bëgg a remplacer ñuy dawal NASA bi loolu mënta ne Ablaye Sow amul xam-xam bi ñamu nekkal ca bureau ba boo ca amee ñaar wala benn wala ñaar ña am xam-xam doy na. Birane Yaya Wane mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbise ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ci ànd ak soxna Fatou Bintou Diouf. ñu daal di door xibaaru bi ci réew yi ca Mali gannaaw ñeenti fan ba ñu bàyyee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di otage yi di Sophie Petronine Soumaïla Cissé ak ñaar ci ay doomu l'Italie réewu France daal dina biral ni moom ci liggéey boobee am na taxawaay bu wóor bu mu daal di am waaye nag ca palais présidentiel bu Mali ñoom daal teggi nañu yooyee nag kaddu jàpp ni nag mën nañu wax ni réew bu France amul benn mbir boo xam ne daal dina ko dugal ngir ñu ban bàyyi yooyee nag otage mu mel ne nag site d'information bi di Mediapart ca dibeer bi le sax moom daal dina yëkkati ci ab article am ni nag réew bu France bokk na ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo tax ba nag libération bi le bu Soumaïla Cissé daal di yeexoon lool ndax lañ daan sàqu moo di ñu daal di nag bàyyi ki nga xam ne nag moom moo di Sophie Petronine. bu ñu jógee ca Mali daal di wutali ca Guinée gannaaw nag ñetteelu mandat bu Alpha Condé ba nga xam ne moom la ñuy sàkku ngir mu daal di ko rocci fu mu nekk nii nag FNDC gannaaw juróom-benn fan kot daal di des ngir ñu jëm ci élection tànneefu njiite réew ma ngay nag yokk ay kàttanam waaye daal di fësal ab liste boo xam ne gannaaw manifestation ngir lank ñetteelu mandat daal dina faat ay doomi aadama yu bëri ci seenu bilan ñu jàpp ne nag lu toll si juróom ñeenti fukki doomi aadama daal dinañu faatu ci yooyee nag manifestation waaye bu ñu sukkandikoo ci nguur gi ñoom daal dina ñëw teggi ba mu set wecc boobee nag bilan jàpp ni nag FNDC la leen tax a jóg bokk na ci daal di tilimal deru ki nga xam ne nag moom moo di Alpha Condé ngir daal di gàntal élection yi nga xam ne fu mu nekk nii daal dina ko jël bu ñu sukkandikoo ci ay nag militant wam ñu daal di buur xibaaru bi ci réew yi ca Méditerranée réew bu nag Berlin mooy dankaafu réew bu Turquie ngir rek mu yëkkati ay tànkam jëm ci rek ay fitna yi nga xam ne daal dinañ koo door foofee nag ca Méditerranée niki tey jii nag mu doon ay dankaafu yoo xam ne jëm ci ab navire d'exploration boo xam ne dafay daal di joxe ab gaz naturel. Ankara nag daal di nag am taxawaay bu wóor ci li ni mel waaye tamit li ni mel boo ottul dana gàntal li nga xam ne nag moom mooy Grèce ba nga xam ne ñu ngi say doxee jàmm ca Grèce bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom mooy yor wàllu communiqué ba nga xam ne daal dina tukkee ca diplomatie ca chef bu diplomatie bi niki tey ji nag ngir daal di delloo si jàmm ci diggante nag ñaari réew yooyee waaye dana am ab doxum ñaxtu wala sa Chypre ak i sax Grèce ngir rek daal di fexe ba yëkkati kàddu jafe-jafe yi nga xam ne ñaari réew yi ñoo ngi koy jànkonteel si jamono ji te boo ottul dina daal di law wala sax indi ay fitna yoo xam ne kenn du am lii di saafarawam. jërëjëf soxna Fatou Bintou Diouf li ci yéenekaay yi Seydina Oumar Gueye lañ ci àndal. mbokk yi wolof njaay day faral di wax naan bukkub timis foo ko dàqee bul nalaw ndax day ñëwaat nguurug Macky Sall gu bul nalaw ndax Ousmane Sonko dikkaat na ci seen kaw ci Walf Quotidien mu tasaare ki di président Macky Sall ci coowal terme sud di militaire ya dëkkoon ca diwaanu Wakaam te yëkkati leen njiitu Pastef di Ousmane Sonko gis ni nguur gi mafia d'état ak lubal gu rëy ak ndëngate la def ca terme sud yëral ñetteelu xëtu yéenikaay bi moom Sonko yàbbi na lu mel ne xeme ki di président Macky Sall loolu yéenikaay bi Le Populaire wax Ousmane tuumaal ki di président Macky Sall na businessman la ci wàllu suuf ndaxte nag ay immeuble yu nguurug Sénégal ca diggum Dakar moom président Macky Sall dakaa jaay mu ne ginnaaw mafia pétrole bi ak géej gi ñu jaay zircon bi ak coronavirus bi Macky Sall dugg na ci beneen business di njublang jëm ci wàllu ko suuf kii di Ousmane Sonko ne président Macky Sall musta doon ku am ngor ak ngar mi ci ngàbbinu suufi mim réew di Sénégal day yéey fépp di yéey fefet maanaam daal nguuram gi dañoo bëgg suuf loolu directeur patrimoine bâti de l'État nekk Ousmane Sonko la muy wax fële ca terme sud dara amu ci nguur gi jaayul benn immeuble jël boobule nag kii di Ousmane Sonko ci yéenikaay bi di laas ne loolu ci la Macky Sall ak gaayam di ne ndaxte nguuram gi lanu defoon du lenn lu dul fexe ba programme zéro bidonville gi ne dañ koy taxawal fii ci réew du Sénégal moo tax fukk ak juróomi hectare yooyu le ñëpp fas yéene kaa jël ñoom waa nguur gi waaye lépp ci ay tappale te immeuble yi naan nguur gi da kaa bëgg a jaay bu doon ni nar nañ ko sax danoo war a tàggu assemblée nationale ba mu jox leen ci ndigal waaye ca penc ma ba tey jii Ousmane Sonko nee na waxtaane wuñ ko waaye kàddum yooyu le ki di Yaya Abdoul Kane di directeur patrimoine bâti de l'État moom weddi na ko nee na Ousmane day wax rek ne taxul mu tëj làmmiñ
làmmiñam nag ndaxte si 24 heures mi ngi naan mbirum Wakaam ca terme sud lakal la lépp mooy ay njublang moo tax réew mi quotidien ne coowal suuf ca terme sud mbiri Téliko ak mbiri Ngor Diop Ousmane Sonko wax ne lépp lu mu xam ci Aliou Dembourou Sow wala Aliou Dunguru Sow yéenekaay bi di Source A wax na ko moom député bi président conseil départemental bu Ranérou yéenekaay bi ne dafa bëgg Macky Sall ba dof moom mi doon conduire forage doon ci ànd ak Farba Ngom gaanu Farba la de mburu foofu ko fërin rek moom baayam ancien chef de canton la moom kookale di Aliou Dembourou Sow doon ku dëgër bopp doon ku doy waar ragalul dara teg ci nag ku ñeme gàllaaj ak xarfa fuufa xoñam rek lay def ak i xarfa fuufa waaye xarfa fuufa bu deful nag dina na ko fuuf moom Aliou Dembourou Sow mi woo pël yi fii ci mim réew di Sénégal ne képp koo xam ne lank nga ni Macky Sall du am ñetteelu mandat nanu jël ay jaasi defante ak yow ba bu fi Macky Sall jugee ki di Abdoulaye Daouda Diallo toog fi Direct News dellu si waat ci kàddu yu dof yooyu le Aliou Dembourou Sow yëkkati fii ci mim réew di Sénégal waaye li jaaxal yéenekaay bi mooy nguurug Sénégal dafa mel ne dañoo ànd ci kàddoom yooyu le ndaxte ba tey ji mi Macky Sall ak ñi mu àndal yëpp kenn ñaawlu ko kàddu yu ñaaw yooyu le nag ci nguurug Macky Sall dafa mel ne du Aliou Dembourou Sow kase ndaxte bari na ci député Macky Sall yoo xam ne bu ñu waxee rek peese seen bopp ba nga xam ne ñii dañoo manqué yéenekaay bi di critique ne xoolal député yi rek ay Ousmane Niapp Aliou Dembourou Sow ak i waxi dofam Farba Ngom Moustapha Cissé Lo ba ci Bouga Seli ak i faux biem ñooñ ñëpp li leen ràññee du lenn lu dul ñàkki teggin ñàkki kersa ak ñàkk worma ngar mi zéro El Hadji Malick Gueye bokk ci grand parti ne dina yëkkati ab bataaxal jox ko président assemblée nationale di Moustapha Niasse ngir ñu yëkkati ab kayit jëmale ko ci Aliou Dembourou Sow France dégage ne duñu yem ci moom ci assemblée nationale dañ koy yóbbu ci yoon moo tax jël nañu ab kayit ñoom gaay yi Guy Marius Sagna yi jébbal ko procureur ngir mu woo Aliou Dunguru Sow ndaxte nag waa ji dafa jara yamale ndaxte nag kàddoom yooyu le lu doy waar la Sud Quotidien ne Sénégal kay ñoo yara dal rek ndaxte mbootaay politique gi nañuy doxee doy na waar ku ci wax rek ñu xeeb la ndaxte bari na ci ñoo xam ne bu ñu waxee rek nga xam ne ay manquant lan kii di professeur Momar Thiam di yëngu jëm ci wàllu communication ne loolu li ko indi mooy dafa bari ñoo xam ne dañoo soobu ci géew politique bi te amuñu ci wàll ndaxte politique démb da nga daan jaar ci école des partis ñu tàggat la boo ñëwee di wax nga xam li ngay wax mooy lan waaye kaddu yu ci mel ne yu Aliou Dembourou Sow loolu kenn xamul kaddu lu mu doon ndaxte bokk na ci la muy wax sax Macky toog ba mu neex ko mu bàyyi Abdoulaye Daouda Diallo toog Abdoulaye Daouda Diallo moobile moo nekk ci yéenekaay bi di Dakar Times ci budget 2021 ci ñett yoo xam ne mën nañ ci sukkandiku ngir doxal mim réew di Sénégal ndaxte coronavirus bi yàq na ko mooy dinañ nangu waaye dinañ jéem waaye dinañ fexe ba suqali koomuk mim réew mi yëpp nag jël seen nopp tey ji wekk ko Tiwaawan lépp ngir xaar ndax dañuy gàmmu ji ca Tiwaawan wala ku ne dee gàmmu ji sa këram Le Quotidien ne balaa gàmmu gi nag war na laaj kan moo yor kàddu tijaan yi ndaxte ginnaaw faatu kii di Pape Malick Sy Tiwaawan ba tey ji mu ngay wër kàddoom ndaxte xalif bi saa su ne day tànn kenn rek naka waxal wooye porte parole gëj naa am ca Pape Malick Sy yéenekaay bi di enquête dem ba ca diwaanu Kër Massar ak départementalisation bi président Macky Sall waxoon ne Kër Massar dañu kaa def lii di département ngir mu gën a am dayo yéenekaay bi def ci ab dossier di enquête mu ne département boobulee doon na li ñuy wax rek waaye nekkagul ndaxte Amadou Sène Niang di yëngu ci wàllu décentralisation nee na ngir Kër Massar doon département dina jafe ndaxte juróomi département ci benn région ëpp na ni inondation yi di def ca diwaanu Kër Massar dëkk baa ngay tëmb yéenekaay bi di Le Soleil sunu jantub réew ne nguur gi ba mu dooree di xeex inondation yi ak tey ji mat na weer te def nañ ci ay jéego yu am solo ndaxte lu tolli ci juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay kër ca Kër Massar seppi nañ leen ci biir ndox mi ba seeni borom ñi ngay ñibbiwaat may laaj yéenekaay bi di Le Soleil bañ Kër Massar lay wax ndaxte nag man miy jógee Kër Massar xëy fa tey jii damaa fanaanee tëmb te ba may xëy si damaa xuus jaajëf kon ñu ngi mos a war Gueye kon ñu ngi koy sant di ko gërëm moom Seydina Omar Gueye di sant di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne jàppoon ci xibaar bi mu yemb Modou Fall ma pare woon ci xarale gi ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba ñu leen di ñaanal mucc gu sax ci ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla sas ko suñu gàll